rafetlu mbokk yi seen ànd ak seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi élection locale bi nga xam ne ci atum 2022 xam ne ñu ko doon waaj jamono ji mën nañoo jàpp ni kon campagne bi door na fii ci réew bu Sénégal mbokk yi nag tey ji am nañu mbégte dalal Abdou Khadre Gaye ku ne xam ne ni mooy président fondateur ONG bi ñu duppee EMAD jamono ji ñuy wax ak yéen mbokk yi mu nekk candidat fii ci mairie bu Dakar Plateau alors monsieur Gaye salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. monsieur Gaye fi ñu koy dooree mooy actuellement campagne bi door na alors léegi ñu seetlu ci généralement ci say biir discours da ngay faral di wax naan sa xalaat mooy jël mairie bi delloo ko askan bi alors suñ ko doon faram fàcce ci wàllu xeltu nees ma da jàppee loolu. waaw li tax ma wax loolu mooy ne décentralisation dafa am esprit état central moo gis ne digganteem ak askan bi sori na te askan bi yëpp duñu mën a jot ci moom mu ne waaw naka laay def ba askan bi jot ci man saa ñu ko soxlaa mu ne damay créer ay bànqaas yooyu ñoom ñooy mairie yi loolu mooy esprit décentralisation commune bu nekk ñu samp fa benn maire muy état décentralisé ma ne processus ak esprit boobu dañ ko war wéyal pour nga mën ko wéyal nag fokk nga impliquer population bi yëpp mboole seen ci mbir mi te tey jii ci mairie bi fi ne fii ci Dakar Plateau dañu jàpp ne ñoom mairie bi mairie militant yi leen fal la ñoom ak seeni militant ñu yemale ko ci groupe boobu ku bokkul ci ñooñu bokkoo ku fay liggéey ku ne da nga war far ak maire bi ku maire bi jàppale ku ne da nga ko war a jàppale esprit boobu la ñu bëgg a casser pour que la décentralisation mën a am épanouissement bu mat sëkk ñu ne kon ñun comme que mairie Plateau bi fi ne dafa am ñu ko këppatal def ko seen moomeel def ko seen alal ñun suñu ñëwee dañuy jël mairie bi delloo ko askan bi ndax askan bi gisatul boppam ci mairie bi ndax askan bi bokkul ci mairie bi ndax askan bi dañ ko bedd ci mairie bi loolu mooy philosophie bu tax ñu ne suñu vision mooy jël mairie Dakar Plateau delloo ko waa Dakar Plateau sans considération d'appartenance religieuse sans considération d'appartenance ethnique sans considération d'appartenance politique. waaw mais xam nga bu ñu sukkandikoo aussi ci sa kàddu yooyu nga xam ne wax nga ko léegi ndax du doon mujj doon ay kàddu jógal ma toog généralement xam nga yéen ñi nga xam ne yéen candidat yu wut si da ngeen fekk si ay maire yu toog mais seen i kàddu ñu bari dañ jàpp ni xëy na da ngeen koy wax rek pour yëkkati maire ba fa nekk est-ce que duñ ko mën a méngale xëy na ak kàddu yooyu d'autant plus que ñi féete ci maire bi fi nekk actuellement ni ngay waxee ñoom waxeewuñ noonu ci beneen sens la ñu waxee. déedéet parce que waxeewuma ci kàddu googu dama sukkandiku ci benn constat xam nga ku yore ku ñu dénk nga dem ba liñ la dénk àpp bi jot nga soxlawaat dañuy def sa bilan dañuy évaluer sa liggéey xool naka nga yore woon liñ la dénk ndax sàmmante nga ak charte yi donc li ma wax nii du waxu politicien constat la bu askanu Dakar Plateau def constat boobu di nga dajax nag ku ko weddi ki ko weddi mooy kay profité fii ñu toll nii ci mairie bi ak avantage yi man kat yóbbu nañ ma Màkka man kat jox nañ ma secours man kat defal nañ ma lii mais dañ la defal loolu pour nga jàppale ki fi ne te man dama jàpp ne warul demee noonu képp ku ñu fal maire da nga war tëddee njaaxaanaay nekk ndey gi seex uuf njaboot gi yëpp mboole seen sans considération aucune. waaw mais xam nga monsieur Gaye problème bi mooy li nga wax ni c'est vrai que maire bi dafay faral di maanaam joxe ay aide extra ak nitam mais loolu dafa nekk système boo xam ne boo xoolee presque dans tout le Sénégal les maires dañ koy faral di def wut seeni nit ñii ñu yóbbu leen màkk soit ñii ñu jox leen ay aide extra est-ce que jàppoo ni que dafa mujj doon benn tradition au Sénégal boo xam ne maire yi ci mooy bariwul. su nekkee tradition bu bon la man nag tey ki ma mën a juger mooy ki ma jàkkaar lool parce que heure jugement moo jot heure bilan moo jot tey jii commune boo dem
waxtu la bi ñu toll nii mooy saytu lañ ko dénkoon naka la ko yore ku nekk war si joxe sa xalaat. man nag fii ci Dakar Plateau laay joxe sama xalaat te sama xalaat moo di ne mairie bi dañ ko këppatal dafa am ñu ko def seen moomeel te mairie bi démembrement état la warul def xàjj ak seen. tey jii Abdou Khadre su faloo maire ki ma gën a xeex ba ma koy wut ci mairie bi la bokk la ma yellool ak moom dama ko war a jox ndaxte moom la yellool. ki nga jox secours dañu ne kii moo war a am secours ku mu doon jox ko kii moo war a am lii ku mu doon jox ko donte sa adversaire politique la donte sa noon la ci biir koñ ba ngeen dëkk lii du sa alal alalu askan wi la ñu dénkaloo ko ne ko joxee ko nii bul def xàjj ak seen su dee loolu nga wax constat boobu moo am ci réew mi kon lu bon lu ñaaw am na ci réew mi te war nañ ko soppi. dama bëgg dégg sax nga wax waxi këppatal alors këppatal ci sama dégg-dégg xaw ma ndax xam loolu mais est-ce que ça voudrait pas dire que maire bi fi nekk Aliou Ndoye dafa sàcc nga bëgg a wax. waxuma sàcc àgguñu foofu këppatal laa wax këppatal mooy li ñëpp bokk nga jël ko def ko sa moomeel yow wax say ñoñ loolu mooy këppatal. donc su ma nee dañu këppatal mairie bi mooy ne jël nañu alalu askan bi nga xamante ne askan bi yëpp ko bokk askanu Dakar Plateau yëpp. dama ne Dakar Plateau dafa am ku fi dëkk am ku fi am alal ci liggéey si am ku fi jaar dem ñooñu ñëpp ci waa Dakar Plateau lañu. yow mi nga xamante ne yaay mairie Dakar Plateau ñu jël koomu Dakar Plateau dénk la ko dénk la 9 domaines de compétence dénkuñu la ko yow ak ñi farax yow dénkuñu la ko yow ak say militants dénkuñu la ko pour nga gérer carrière politique am na ñu koy wax ñenn ñi dañuy wut maire parce que dafa am carrière politique bu ñu bëgg a gérer am ndomba tànk yi ñu bëgg a conserver ñenn ñi di wut maire parce que dañu bëgg a am alal. ñenn ñi wut maire parce que dañu bëgg a jàppale askan bi man ñetteel boobu ñoom laa faral joxuñu la maire bi pour sa carrière politique joxuñu la ko pour ton enrichissement personnel dañu la ko jox pour nga taxawu askan bi donte askan boobu say noon lañu say adversaire lañu. alors monsieur le maire parce que yéen ñëpp mën nañ leen tuddee en tout cas dès maintenant monsieur le maire alors léegi yàlla def na am na diingat yu bari yoo xam ne teg nga ko ci kaw ndoddu maire bi fi nekk actuellement. alors yow tey jii candidat nga yaa ngi ci yoonu mairie bi alors ëllëg ak jàmm candidat nga soo sampoo ana wan taxawaay nga war a fas yéene taxaw askan wi nga xam ñoo fekk baax fii ci Dakar Plateau moo xam muy góor muy jigéen muy mag muy troisième âge ak ku mënti doon lees mën a jàpp ci pàcc boobu. li jiitu ëmb na li ma wax sànq ëmb na ko mooy poursuivre le processus de décentralisation. Poursuivre le processus de décentralisation mooy bànqaas ba état central créé en créant les mairies ma continuer ko ci quartier yi nekk Dakar Plateau. Dakar Plateau fukki quartier la ak ñaar quartier bu nekk dañ fay installer benn conseil de quartier. assemblée générale conseil de quartier boobu mooy ña dëkkee quartier bi yëpp di fa yeewoo wala ñu fay liggéey dañuy fal seen bureau fal seen coordonnateur ba day taxawaayu maire ca quartier ba ñoom ñooy saytu quartier ba ñoom ñooy saytu soxla quartier ba ñoom ñooy wax lan la quartier bi bëgg ci budget bii di ñëw parce que dama jàpp ne ki ñu ne yaay maire première chose bi nga xamante ne moom nga mooy nopp nga nopp bu war a déglu askan bi yow yaay suñu maire firiwul ne yaay def lu la neex lu mu la neexee yaay maire li muy firi ci man mooy ne yaay noppi askan bi da nga leen war a déglu sans déglu kii bàyyi kële ñoom ñëpp nga déglu leen nga nekk seen làmmiñ di leen waxal di plaider seen cause nga nekk seen tànk di leen doxal nekk seen loxo di leen jëfal kon loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu njëkk a teg suñu tegee ba loolu par rapport ak sa question dëkk boo dem dafa am mag am jeune am xale bu tuuti ñooñu ñëpp dañu am wàll ci dëkk ba moo tax mag ñi ñuy ooyee troisième âge tey jii dama jàpp ne foo dem ci Sénégal daanaka seen kër yi kaso la ci ñoom
suñu génnee seen kër pour dem hôpital la suñu jógee hôpital ñëw tëjuwaat ci néeg ba et pourtant ay ressources humaines lañu yu mën a am service ak rôle bu rëy bi ñu joué ci askan bi. On va construire à Dakar Plateau une maison des personnes du troisième âge. mais soo waxee waxi maison boobu nga wax pour mag ñi généralement ay tubaab la ñuy faral di xalaatee loolu. déedéet bul juum. waaw waxuma maison de retraite. ok. yow dama wax rek nga ne jëm tubaab ya man duma tubaab doomi réew mi laa. ok. une maison des personnes du troisième âge. ñu dippee ko maison de la sagesse. pour que ñoom mag ñi ne ci dëkk bi. suñu xëyee suba def seen lawraat ba pare ñu boot seen loxo. doxantu ci dëkk bi am fu ñu mën daje ñoom. dina am bibliothèque. dina am médiathèque. dina am espace yi ñu bëgg. te soxla ko ñoom mag ñi. mën na am sax infirmerie ci biir docteur bañ leen fay tegal. su dee wax nañu ne soxla nañ ko. suñu soxlaa jàkk dina am jàkk. suñu soxlaa damier dina am damier. su fekkente ne am na mag ñu mel ni man. sàggane seen diine. ba dem mag bëgg a dellu si yàlla. mën nañ fa am ustaas. dama la jox ay exemple noonu rek. mais dañuy concerté wu ak mag ñi. pour xool naka la ñu bëggee kër googu. gestionnaire yi kër ga. ñoom ñoo koy tànn ci seen biir lañ koy tànn. donc waxuma la maison de retraite. mag gi këram la dëkk. mais ci koñ ba. mag ñi soxla nañu bërëb bu ñuy dajee. di waxtaan di wéyal seeni mbir. est-ce que comprendre nga ni ma ko waxee comme ni jeunes yi amee maison des jeunes. mag ñi dinañu am maison des anciens mu laay maison de la sagesse. jigéen ñi am maison de la femme. donc service d'hygiène bii mu liggéey ba pare tëj ko. depuis ñeenti at. incha allah suñu jëlee mairie bi dañ koy ubbi. foofu mooy nekk maison des jeunes. centre socio-culturel des jeunes de Dakar Plateau. ñu am fa studio d'enregistrement parce que xale yi Plateau ñoo ma ne soxla nañu studio d'enregistrement. am fa ay centre de formation au nouveau métier de l'informatique. jigéen ñi bëgg a jàng ñaw ñu bëgg a jàng létt ñu bëgg a jàng ràbb yépp mën nañ ko fa jàngee. mu nekk këru xale yi. ñu fay daje di waxtaan di échanger. lépp lu xale soxla. pour épanouissement ñu def ko fa. mu am benn bërëb bu ñu jagleel jigéen ñi. ñu fay daje suñu soxlee formation ou transformation fruits et légumes defar savon defar javel am entreprise naka lañ koy defee ñu jàppale leen. kon boog dina am këru mag ñi. am këru xale yi am këru jigéen ñi. ndaw ndawaan booy booyaan yi ci koñ yi tey amuñu place ci kër yi xat na nañ la xale yi acca dem leen fooyi ca mbedd ma. suñu demee mbedd ma xat na amul sécurité oto mën na leen fa fiir wala leneen mën na leen fa dal. soo yoree dëkk da ngay xam ne dëkk nga yore. xale yi itam dañ fay am pàcc. ay espace de jeu et de loisir. ay njoowaan ak i balançoire ak i manège xale yi dañ ko soxla. loolu dinañ ko sóor ci dëkk bi ndax ñun bi ñu nekkee xale amoon nañ ko. tey amatuñ ko xale yi amatuñ ko. tey jii soo ñëwee Dakar Plateau. Assane Diouf la ñu amoon comme stade. toj nañ ko. tey xale yi Dakar Plateau suñu bëggee football dañuy génn Dakar Plateau luy stade ci yeneen commune parce que Dakar Plateau amul terrain de football. on va aménager des aires de jeu. pour le football et les autres sports. pour que xale yi mën a épanouir biir Dakar Plateau. tey. xale bu bëgg a football da ngay génn Dakar Plateau. xale bu bëgg a foo manège wala balançoire da ngay génn Dakar Plateau. jigéen ñi suñu bëggee duggi marché sax dañuy génn Plateau mais ti leen la ñu jëm parce que sax da nga daaneel nañ ko. y a rien. or Dakar Plateau c'est la capitale de la capitale. dafa am nu mu war a mel. am nu mu war a bindoo. ci question boobu. loolu laa la ci mën a tontu pour l'instant. ok li nga wax ni yëpp fii yëpp baax na trop li nga wax fii yëpp baax na pour taxaw askan wi ci ay stratégie ak yu ni mel mais xam nga askan wi nga xam ne ñoom nga fas yéene taxaw pour ñu nekk wala boog fekk si la ci li nga bëgg dafa fekk ñu am sécurité quand je dis sécurité yow seen environnement dafa war a doon lu ñoŋ seen sécurité seen nekkin alors ci pàcc boobu nan nga fas yéene taxaw askanu Dakar Plateau. xam nga tey mairie vocation c'est pas de créer des emplois même l'État central c'est pas ça sa vocation mais soo xoolee ci dëkk
mu dem ba chômage ak oisiveté àgg benn niveau bi mooy jur banditisme mooy jur drogue mooy yokk criminalité yow mi nga xamante ne yaay maire foog nga xeex ko ni nga ko mën a xeexee pour booster l'entrepreneuriat mooy mettre en place un fonds de garantie avec les institutions de l'État qui sont là contrat bu partenariat booy am ak ñoom tu mets en place un fonds de garantie buy booster l'entrepreneuriat des jeunes maire bi fi nekk tey li muy privilégié mooy yóbbu nit ñi Makka ak Fès bonul baax na mais yàlla suñu borom bi ñu sant dem Makka sax daf la tegal ay conditions yoo war a remplir balaa ngaa dem Makka foog naa ne loolu mooy priorité ñun suñu priorité entrepreneuriat boobu moo ñuy gën a soxal ko yóbbu nit ñi Makka ne wuñu dañ koy bàyyi mais suñu doole duñ ko def foofu soo mettre en place ce fonds de garantie mettre en place un espace d'incubation nga xamante ne képp kuy jeune entrepreneur wala jigéen bu am entrepreneur wala ku yor sa entreprise bëgg mu développé wu foofu ngay dem ñu jàppale la ci bind projet bi soo ko mënul accompagner la financer la pousse la pour nga dem ce fonds de garantie mën a dem ba 3 milliards si le budget de 13 milliards bi ñu wax ni moo am une commune qui a 13 milliards mën nga discuter ak partenaires yi tu mets un fonds de 1 milliard gars yi yokk ci mën na dem ba 3 milliards et tu peux donc injecter tous les ans 3 milliards dans l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes des populations en général soo defee benn mandat de 5 ans tu vas injecter 15 milliards foo ko injecter nit ñi yëg ko donc côté boobu loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu xalaat def ko jàppale ko ndaw ñi ak jigéen ñi ak entrepreneurs yi nekk Dakar Plateau soo ñëwee ci côté sécurité on pense mettre en place une brigade jaune qui va se charger de la sécurité brigade boobu mën a recruter ba 200 jeunes on va faire un partenariat avec la police et la gendarmerie pour l'encadrement et la formation de ces jeunes parce que tey Dakar Plateau insécurité moo ko caractériser insécurité boobu dafay rey commerce bi dafay touristes yi doo ñëw Dakar Plateau ñu ko ñu loon doon gis dans les années yële ci gisatoo ko amatul sécurité Sandaga touriste duggatu fa parce que amatul sécurité mais soo mettre en place cette brigade là de concert avec les habitants et les entrepreneurs et les commerçants de Dakar Plateau ku ne bëgg nga sécurité ñoom ñëpp dinañ ci jàpp et brigade boobu mën na taxawaay ba nga xamante ne pont sax du dootul jëm nit Dakar Plateau sécurité totale mu am une brigade de l'environnement qui sera chargée de surveiller l'environnement naka la war a mel lan moo war a am et cetera et tout à propos d'environnement dañuy wax ne Dakar Plateau ñu fi njëkk bi ñu fi ñëwee dañ ne Dakar Plateau li koy caractériser c'est l'odeur de la mer l'odeur des arbres et l'odeur des fleurs. Aujourd'hui, ce qui caractérise Dakar Plateau, c'est l'odeur des ordures, c'est la saleté, c'est l'encombrement, c'est le délabrement de la capitale du Sénégal. Loolu dañ ko bëgg a defaraat kon ñi nga xamante ne war nañ leen pavé ñu pavé leen garab yi ñu jëmbataat leen ci trottoir yi parce que aussi dëkk dafa am ay fonction dafa am fonction d'habitation am fonction commerce benn fonction warul lekk moromam. tey jii commerce bi mu ngi lekk habitation bi parce que ça se fait dans l'anarchie marché bi dafay law comme une pieuvre de façon tentaculaire sans contrôle or ñi fi dëkk ak ñi fi liggéey si dañu war toog autour d'une table de concertation organisée par le maire. voilà ci marché boobu sax d'ailleurs ci la ñu des marché Sandaga bi nga xam ne ci nga nekk di wax ni ku ne xam na ni que marché Sandaga c'est un marché national ndax li fi dajaloo ci ay doomi aadama bari na alors dañu faral di gis souvent ay problèmes entre ñii la ci télé bi ak oto yi extra loolu ëllëg ak jàmm peut-être ñàkkul ni am nga ci saafara par rapport ak loolu. waaw d'abord damay déplorer le fait que maire bi fi nekk daaneel marché Sandaga dama koy ñaawlu te waxoon naa ko bind naa ko techniciens yu bëri ñaawlu nañ ko parce que li ñu war wax mooy ne Sandaga dafa bokk ci xar kanamu Dakar patrimoine la dañ ko classé patrimoine national patrimoine dañ koy sàmm dañ koy gunge te Sandaga rakku palais présidentiel la palais présidentiel magee na Sandaga fanweeri at te palais baa ngi taxaw ba tey dañ ko toppatoo réhabilité ko techniciens yi ba loolu jotee coow li jub dañu ne
bâtiment bi xomaat na am na ay fissures am na ay xar-xar wante charpente bi dëgër na nañ ko réhabiliter nañ ko restaurer te restauration boobu ci information yi ma am 2 milliards la waroon coûter donc suñu la nee lii mën dëgër na ba tey mën nañ ko defar mu taxaw mais bàyyi ko mu taxaw mais mu profito daaneel ko màbb ko ne je vais reconstruire à l'identique mais ce n'est plus Sandaga ce n'est plus un patrimoine loolu c'est parce que amul un lien sentimental avec cette commune là mais ñun ñi am lien sentimental ak commune bi xam ne Sandaga kaaw ba am na orchestre bu fa juddoo doon fa répété ñu tuddee woon ko la lyre africaine terrasse ba bale la Linguère nekkoon na fa pendant des années si suñu espace de jeu la bokkoon ñun bi ñu nekkee xale moo tax bi muy màbb Sandaga di ko daaneel am nañu seen rangoñ tuur ndax nee nañu ne lii de warul woon maintenant lii am na parce que moom dafa jàmmaarloo ak ville de Dakar di xëccoo ak ñoom Sandaga ñun duñu jàmmaarloo ak ville parce que ville ak commune ay partenaires lañu ville ak commune ak état ñoo bokk espace bi Dakar Plateau dafa bokk ci Dakar kon noo joganteex ville de Dakar Dakar Plateau dafa bokk ci ville de Dakar ville de Dakar bokk ci Sénégal kon kay jogante warul am ak ñetti démembrement état boobu état central ak état décentralisé dañu war collaborer ñoom ñëpp di intervenir sur le territoire communal yow mi ñu fal maire nag soo foogee ne territoire communal boobu sa moomeel la juum nga ville de Dakar sa partenaire la donc on va ouvrir une concertation avec les populations et les commerçants et entrepreneurs de Dakar Plateau autour d'une table parce que dafa am problème ba nga xamante ne dañ ko bokk war ko saafara te képp ku la ne mën naa ko saafara man kenn waxul dëgg concertation la ñu toog autour d'une table habitants yi toog commerçants yi toog commune toog ville toog état toog ñu ne jàngoro ji naka lañ koy faje ñu trouver benn consensus d'accord ci ay ponk yooyu ñu d'accord nag ñu wéyal ko respecté ko et ponk yi mooy lan sécurité na am nañ désencombrer nañ organiser commerce bi parce que tey jii man Abdou Khadre am na koñ yi nga xamante ne du ma fa dem jëndi parce que dafa xat ba nga xamante ne dem fa sax da ngay sonn donc ña fa am boutique ci sama gis-gis seen commerce doxul dama war a doxee parce que xat bi xat na lool insécurité bëri na suñ ko organiser woon ñoom seen commerce day gën dox donc on va ouvrir une concertation pour régler ces problèmes-là à Dakar Plateau une concertation entre la commune la ville et l'État une concertation entre les habitants les commerçants et les entrepreneurs de Dakar Plateau. mais est-ce que ce problème dina neex a régler quand on sait que li gën a bari ci askan wi nga xam ñoo fekk faa ci Dakar Plateau présence su yenn ci commerçants yu bari neexu leen dañu xaw a encombrant ci ñoom et tout cela est-ce que jàpp nga ni kon même si tu dis que il faut réunir la mairie le gouvernement les populations et les marchands est-ce que ça sera facile à régler quand même. non parce que marché su demee ba tentaculum dugg ci biir kër mais que dëkk du kontaan ça c'est vrai. képp kuy dëkk am na ay koñ ci Dakar Plateau soo fa demee ña fa dëkk suñu ne kontaanuñu ci commerce bi dëgg la parce que c'est anarchique c'est pas organisé moo tax ma ne la concertation day am kenn du ne da ngay jël nit ñi sànni leen ci mbedd mi du demee noonu mais on peut organiser des marchés on peut faire en sorte que le commerce nekk commerce bu tournant comme ça se fait dans les pays occidentaux marché hebdomadaire bi marché journalier yi tey rue bii la ëllëg rue bële la man du ma ko décider concertation moo koy décider tey jii soo jëlee avenue Petersen nga fàtte ko noonu ba ñi fa dëkk mënatuñu respirer mais ils ont raison commerçant yi sax xam nañu ne occupation boobu arrangé wul ñi fa dëkk mais mënoo ñëw ne commerçant yi génn leen ci biti dañuy toog ñu waxtaan ñu ne naka la ñuy def ba ñu dëkk avenue Petersen xataay bi du am 365 jours sur 365 suñ ko waxtaanee mais dinañu trouver solution. Et solution bi mooy aménager des espaces marchands
wala organiser un commerce ba nga xamante ne dafay tourner. du benn rue mooy fat mais chaque jour ñu xam ban rue la. mairie bi encadré ko organiser ko jour boobu commerce bi ñëw exercer wu foofu ëllëg ñu dem feneen gannaaw ëllëg ñu dem feneen et ça permettra à la ville de respirer et maintenant la commune peut de concert avec les commerçants et les habitants ñu xool naka lu ñuy créer des centres commerciaux appartenant à la commune mu dugal fa commerçant yi maa ngi ko doon wax keroog ñu nekk Clarisse am na ñu ne fii stationnement la war nekk xat-xataay bi et cetera mais marché sant yàlla mu ngi ci ginnaaw commune bi moo ko moom mais mën nañu xool marché sant yàlla amul hauteur mën nañu ko yéegal en hauteur soo ko yéegalee mu nekk 6 étages ou 7 étages mais attends ñi nekk ci tali bi nga dugal leen fa mu am convention on va construire un espace bu leen di abriter maintenant ñu recenser ñi nekk ci tali bi construire espace yooyu dugal leen fa ñu bàyyi tali bi mu gën ci oto yi gën ci ñi dëkk parce que nag dëkkuwaay dañ koy yéwénal nag kenn du ñëw ci sa doole ne nii laa koy defee concertation la waxtaan suñu dëkk yi waxtaan ak concertation ci la ñuy trouver solution ba nga xamante ne ñëpp d'accord nañ ci ñu def convention ñëpp signé ko ñu respecté ko. voilà bu loolu weesoo monsieur le maire xam nga ku ñu ne maire dafa fekk yaa njaboote askan wi yëpp Dakar Plateau ñu seetlu ni boo duggee daanaka biir Dakar Plateau ci buntu bi ba ci biir dinañ faral di gis ay njaboot yu nekk ci ay mbedd ndeysaan di yelwaan ak seeni doom ak seeni tout tànk extra ñooñu en tant que candidat à la mairie ndax am nga loolu mën a wax jamono ji ñu dégg. non attends mënuma leen wax dara. il faut être honnête avec soi-même. kii yolwaan la ko tax a yolwaan man xaw ma ko. dama naan rek situation de pauvreté la. ku nekk am nga ci sa analyse. rafetlu wuñ ko mais rafetlu wu ma aussi situation de pauvreté bi tax nit di yolwaan. rafetlu wu ma yolwaan bi. mais li ma gën a ñàkk rafetlu mooy situation de pauvreté buy xiirtal nit ci yolwaan. mu ngi mel ni ñu ne kii mu ngi jaay ci tali bi. mais jàng na am na bagam am na licence am amul métier liggéeyul amul entreprise bu ko jël amul dara lu mu dem mais bu jël bagage am di jaay ci tali bi da ngay ñaawlu jaay ci tali bi mais naka lañ koy organiser mais li ñu war njëkk a ñaawlu mooy situation bi tax ba nit ku am bac ci Sénégal gi munoo am métier. mais dans tous les cas loolu yëpp ay problème la ñu mën a saafara. non dama bëgg a wax ni maanaam en tant que candidat à la mairie ndax ci sa biir programme ñoom sentir nga leen ci wala am na loolu nar jëmale ko ci ñoom. c'est-à-dire loolu mënul am. maire bu la ko wax waxu la dëgg. benn maire mënul décider ci commune am dama fiy jëlee yolwaan kooku état central mooy teg ay politique am mu am concertation. avec tous les acteurs concernés ñu xool phénomène boobu naka lañ koy éradiquer ñu trouver des solutions. parce que képp ku la wax ne. en tant que maire. yenn problème yi su ma ñëwee dama koy saafara. ne ko waxoo dëgg. parce que am na lu volonté kese moo ko fiy jëlee. ay mbir yu xóot la yu am racine ay borom xam-xam ñoo koy saytu xool phénomène bi xool lan moo ko waral lan moo koy favoriser lan moo tax mu law ñu ubbi concertation acteurs yi bi concerné yëpp ñooy intervenir en même temps pour trouver saafara mu ngi mel ni rek ñu ne koñ bi problème bi am na fi yow en tant que borom kër ci biir koñ ba nga jug ne da ngay saafara mbir mi te d'accord ci ak waa koñ dañu ne su dee koñ bi ñëpp dañoo màtt suñu bëggee màtt jógee ci koñ bi dañ koy fajandoo nga jël sa pompe di pompe sa lal du la tàqaleex màtt parce que foog ñi la wër yëpp te nga bokkaax ñoom jàngoro bi ñu faju attends concertation waxtaan état central am volonté ànd ak ay démembrement yu saafara ko mais mairie démembrement kese la état moo jël 9 domaines de compétence dénk la ko yow nga bëgg a jug ne da ngay saafara jàngoro Sénégal yëpp alors que mënoo wéy lu dul ci li la ci état central dénk te soo jógee ne da nga koy saafara yenn yi te état central amul volonté saafara ko doo ko saafara encombrement bi am na ñu ko fi doon jéem soo ñëwee dëggeen biir benn tali ñu def délégation seeti sëñ bi au ministre bi ne ko ñooñu samay taalibe lañu ministre bi ne leen installé leen loo ci mën yow maire donc foog maire bi déggoo ak état central déggoo ak acteurs yi ñu xam ne jàngoro bii ne Sénégal ay doomi Sénégal yóbbu nañ ko ba bitim réew soo demee les pays d'Europe là da nga fay def ay marchands ambulants sénégalais
say doom nag su ñu demee ba ci tali jàmbur di fa liggéey di ko xatal nga ne du ñu xatal sama tali bopp def naa da ngay nax sa bopp. problème bi mooy situation économie générale ci réew mi dafa am nu ñu ko war a doxalee su nit ki yolwaan defe naa su ko fajalee saaf jàngoroom ca biir këram doomam jàng ba antan boppam antan waajuram dina ne papa jaratul ngay yolwaan léegi mën naa la yore. kii fanaan ci mbedd mi dafa amul kër xëy na di. su amee kër dootul fanaan ci mbedd mi. et cetera et cetera donc yooyu yëpp ay mbir la daal. mais lu ñu ñaawlu la lu ñu war trouver solution la mais. du ma magicien buy ne rek damay falu rek yëkkati sama baguette magique ne abracadabra lépp saafarawu loolu mënul ne. ok mbokk yi ñu fàttali leen ni sunu gan di Abdou Khadre Gaye di candidat fii ci mairie bu Dakar Plateau alors monsieur Gaye dañ koy jeexal léegi émission bi ci wàllu ay laaj ak tontu ay laaj tontu yoo xam nag daanaka du sax waaw wala déet lañ ci soxla mais xëy na permettre askan bi ñuy seetaan rawatina waa Dakar Plateau ñu xam seen candidat ndax xam na dëggantaan localité bi alors Dakar Plateau bu ñu doon wax Dakar Plateau ci ban at lañ ko sanc fii ci Dakar loo may tontu. waaw xam nga mën naa ko tontu ci fànn yu bëri Dakar Plateau lébu yi juróomi téeméeri at buñ fi ñu weex léegi ñu tuddee ko mu ëmb fukki penc ak ñaar 12 villages traditionnels tubaab bi ñëw fi en 1857 samp raayam ci place de l'indépendance fekk fa jaraaf Mboor Ndooy foofu moo doon bayee mooy place centrale village bi bu tubaab bi sampoo ñuy génn population autochtone yi en 1914 ci peste ba fi amoon ñu jël juróom benn penc yóbbu leen Médina muy penc yenn Médina juróom benn penc des fi ñu commencé defar dëkk bi bi Dakar nekkee capitale de l'Afrique occidentale française mu nekk capitalu dëkk yooyu yëpp ñoom Sékou Touré ñoom Houphouët-Boigny fii di bi aw sa yi nekk ñu koy wax Banteya fa la syndicat bi nekkoon moo tax marché ba mu tiimoon ñu tuddee ko marché syndicat ba ñuy laataam indépendance lañ ko toxal Pikine mooy marché syndicat ba ne Pikine fii la jógee woon ci El Malick 96 nag la nekk commune d'arrondissement ñu am suñu maire premier maire bi nekk Abdoulaye Diop Makhtar après Abdoulaye Wade jël pouvoir bi mu am délégation spéciale bu fi toog ñaari at Fadel ñëw def fi juróom-ñaari at Alioune ñëw am 2 mandats ak genn wàll muy fukki at ak ñaar ñii ne fukki at ak ñett. voilà ok ci wàllu askan Dakar Plateau lan la ëmb ci ay doomi aadama yu yeewoo biir Dakar Plateau. population yi fi daje ñoo bëri. donc bii mu nekkee capitale de l'Afrique occidentale française moom population yu bëri yu ñëw. soo ñëwee da nga fi fekk lébu fekk fi pël Fuuta fekk fi malien bambara Mali fekk fi libano-syrien fekk fi cap-verdien avec les ethnies du Sénégal Saloum Saloum Bawol Bawol ñëpp daje fi parce que mooy capitale bi soo xaymaa population boobu ñi nga xamante ne ñoo fi yeewoo ak ñi fiy liggéeyee wute na soo seetee Dakar Plateau tam ni mu doxee dans l'histoire dafa jur ay banqaas Jaraaf Aliou Kodou Ndoye moo jugee Mbot sànce Mboti Pom ba ca Gueule Tapée Mboti Pom mooy Mbot ba ca Pom ba ñu jëlee population Hok bii transféré leen yóbbu leen fële ca Fann ñu tuddee ko Fann Hok ñenn ñi dem Colobane ñu tuddee ko Colobane Hok kon Dakar Plateau banqaasam moo jur Dakar gii ñu xam tey population bi autour de 30 à 50 000 habitants. Pour ne pas donner des chiffres erronés. Okay. Mais ça tourne autour de ça. Okay. Mais dañ lay wax ne Dakar Plateau bés bu nekk mu accueillir 1 million de personnes. ñi fi jigéen ci banlieue bi yëpp ñëw di liggéey si am fi teraanga. Donc yow kii administre Dakar Plateau tu as les habitants mais tu as aussi toutes ces populations qui viennent faire leur commerce et leur travail à Dakar Plateau. ndax xam nga dëkk bu ñu naan ñaay cokkeer ndax xam nga ko. waaw ñaay cokkeer gis nga rue Adja Madeleine Ngom actuellement mu ngi tuddoon rue de la Somme léegi ñu dippee ko Adja Madeleine Ngom
ak avenue Blaise Diagne ba service d'hygiène ba soo ñëwee ba service d'hygiène ba tali ba dugg biir Niayes Thioker moom mooy rue Dardanelles soo rombee service d'hygiène ba Armand en Grand ngay am rue de Reims donc loolu bayal boobu mooy Niayes Thioker frontière am ak Rebeuss mooy rue Armand en Grand ba dem ca prison ba ca booru géej yooyu c'est les quartiers traditionnels de Dakar à part les penc juróom benn penc yi ca démb la yàq jëf guy salaan mbot xog ak kaay findi loolu mooy les penc traditionnels ci quartier yu mag yi nag Niayes Thioker ak Rebeuss ci la ñu bokk Niayes Thioker moo jiitu moo jur Rebeuss mais soo demee foofu képp ku ñu fal maire fii ci Dakar Plateau am nga liggéey bu rëy ci quartier yooyu parce que ba tey jii da nga fay dem population yi am ay besoins yu de rien du tout amuñu branchement à l'égout amuñu ay latérines yu doy édicule public yi manqué na sécurité bi doy na waar parce que ba tribunal ba ñëwee Niayes Thioker ba tey ak bayal ba mu ëmb insécurité bi dafa bëri Niayes Thioker foofu camp la woon camp Lat Dior moo fa nekkoon école Lat Dior nekk sa wàll ba loolu yëpp dafa doon créer benn environnement sécuritaire qui n'existe plus. alors monsieur le maire mu mel ni fii ak le 23 bi nga xam ne ci lañ jëm ban rendez-vous ngay jox askan wi nga xam ne ñoo fekk baax fii ci Dakar Plateau fii ak le 23 bi ñu jëm. dama leen di wax ne man du ma wax j'aime Dakar Plateau comme ñenn ñi ñu koy defee dama naan je suis Dakar Plateau fii laa juddoo pencum Cëddeem kër Ndey Jàmbur Ablaye Gueye Youssou Bamar muy samay maam ma raam ci suuf sa mëq ci lekk mu rees kon doomi penc bi laa doomi dëkk bi laa gis nag melokaan bi dëkk bi mel tey mu naqari ma naqari ñu bëri ñu ne nañ jug def compétition bi pour jël mairie bi pour saafara ko xam nañ ne du yomb wante am nañu volonté bi moo tax du animosité du xeex c'est une bataille certes mais c'est une bataille politique c'est de l'adversité politique kon damay oo tous les acteurs yu nekk dans l'arène ñu rafetal wutin bi moytu wax bu ñaaw ku ñuy attaqué nañ ko attaqué ci jëfam ki war a présenter bilan nag moom mooy le maire sortant ñu war a attaqué bilan am nag objectivement na ko nangu comme moom na mu ko defee woon ñiy wut nañ présenter seen bilan waxtaan ak population bi tàllal leen seen loxo su population bi tànnee nañ ànd nag lëkkaloo xam ne liy soppi Dakar Plateau delloo ko fa mu ne woon ànd bu rafet moo koy waral jarul xiiroo jarul ŋaayoo ku ñu dénk nag alalu askan bi nga foog ne képp ku jug ne bëgg naa ñu dénk ma loola sa noonu la juum nga man duma noonu Alioune Ndoye je suis son adversaire bokk naa si ñu ko jàppale woon mu falu lañ ko dénkoon ak la ñu waxante woon gis naa ne matul ni mu yoree mbir bi gis naa ne rafetul mën nañu def lu gën loolu ma jug di ko laaj su ma amee sañ-sañ bi nag nekk doomu askan bi am jaar-jaar ak askan bi am lu ma séq ak askan bi parce que dama yore ONG ba nga xamante ne tey jii du ma mairie Dakar Plateau wante am naa bilan ma mën présenter askan bi ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu culture domaine yooyu yëpp def naa ci la nga xamante ne askan bi teg nañ ci seen bët ambulance bi njëkk a daw Dakar Plateau yàlla sama loxo la ko jaarale rajo ba nekk centre de santé Dakar Plateau yàlla sama loxo la ko jaarale ak lu bëri revalorisation du patrimoine culturel lébu des penc et villages traditionnels yàlla sama loxo la ko jaarale du ma ko bàkkoo wante jaar-jaar boobu moo tax ma am yaakaar man ak ñi ma àndal ne mën nañu soppi xar kanamu Dakar Plateau delloo ko sa centralité. waaw mbokk yi kon ñu koy gërëm di ko sant mu nekkoon Abdou Khadre Gaye di candidat fii ci Dakar Plateau mairie bu Dakar Plateau ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm it di sant équipe technique bi ñu doon jàppale ci wàllu liggéey bi mbokk yi seen émission Pencum ci beneen numéro jërë ngeen jëf salaam.